ñoo ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen beneen vidéo ci juróomi at yi mu def ci bopp nguur ga mësul génn Afrique dem bitim réew ca réewu tubaab ya ngir wut ay investisseur wala ndimbal ngir développer soqali réewam. Defar na réewam defaraat tali yi hôpital yi marché yi institution yi lépp ci xaalisu réew ma ci xaalisu askan wi xaalis bi ñépp bokk. John Pombe Magufuli wane na ni xaalis bi ñuy jox suñu njiitu réew yi ak ressources yi ñu am defar na suñu réew yi bu ñu ko jaaralee ci yoon. li mu laaj mooy njiit bu doylu jub ak jubal jege askanam di déglu askanam teg ci yërëm askanam bëgg réewam ñàkk caaxaan gëm boppam bëgg liggéey te lépp lu muy woote mu jiitu ci askan wi topp ci ginnaawam. njiit buy xañ boppam ngir ay intérêt doomi réewam nekk jaamu askan wi ko fal ak tamit di sàmmonteeg ay kàddoom. John Pombe Magufuli nekkoon 5e président bu réewu Tanzanie. tey ci suñu vidéo bi dañ leen di xamal dañ leen di wan naka la yore woon jiite woon réewam ci anam yu mucc ayib ba waral tey mu bokk ci réew yi gën a développé ci Afrique. waral ñenn ñi jàpp ni mooy le meilleur président africain de sa génération et même le 2e meilleur président de tous les temps ci histoire Afrique gannaaw Thomas Sankara. gannaaw ba ñu ko falee ci weeru novembre 2015 John Pombe Magufuli ci la commencé di def ay actes yu am solo pour soqali defar réewam. bokk na ci li mu njëkk a def muy renégocier accord ak contrat yi jaarul yoon yi nguur ga fa nekkoon signé woon ak ay multinationales britanniques ci wàllu exploitation or ak diamant fexe ba waa réew ma gis ci seen bopp. bi bés bi ñu war a féete seen indépendance yegsee le 9 décembre comme réew Afrique yu bari ni ñu koy defee indépendance boo xamante ni pour réew yu bari ci làmmiñ rekk la yam mais ñu ciy faral di yàq xaalis bu bari. ba mu yegsee président Magufuli ne kenn du ko fi féete mu ne gàcce la ci réew mi ñuy wëy di féete feetu indépendance au moment où population bu Tanzanie ñi ngi dee ci feebaru choléra. mu ne feetu indépendance dootu fi amati tànk saafarawuñu jàngoro ji mu jeex tàkk ci biir réew mi. et pourtant ci jamono yooyu 74 personnes ñoo jota faatu ci 5000 cas. ca gannaaw ga mu jël xaalis boobu ñu naroon a yàq def ko ci santé ba. ca bés boobu mu déclaré ni képp kuy yeewoo Tanzanie na génn ñu ànd mànkoo set setal seen gox ak gox-goxaan yi. yamul ci wax kese mais moom ci jëmu boppam dafa takku laxasaayu génn wàcc ci mbedd mi di bale di for ak tonni mbalit yóbbu ca poubelle ya di set setal comme ñépp. ministre député fonctionnaire jàngalekat ak population bi ñépp topp ci ginnaawam di nettoyer ñuy wëy di ko amal saa su ne. photo bii ngeen di gis ñoo ngi ko jël gannaaw ba ñu paree ci benn bésu set setal. président Magufuli yéeg ci vélo dawal pour dellu ca palais ba. li mu ci jublu mooy sensibiliser population ba pour ñuy yaxanal seen poos yi ci jëndum essence ak gasoil ak xeex pollution ak réchauffement climatique ak embouteillage ak tamit ñu sàmm seen wérgu yaram. wàllu wérgu yaram lu ko mësa yitteel la même ci jamono yi muy def campagne présidentielle da daan faral di def appui avant maanaam pompe sur scène pour ñaax leen ni ab président dafa war a nekk en bonne santé sawar nekk ci forme. juste gannaaw ba ñu ko falee la xëy bés
def benn visite surprise ci hôpital national bu Muhimbili, hôpital bi gën a mag ci réew ma. comme ni ngeen ko xamee, bu benn autorité rawatina président di ñëw ci suñu bërëb yi, dañuy defar fépp ba mu set wala ñu koy wan ak di ko dugal ci bërëb yu set yi. mais moom président Magufuli gannaaw ba mu yeggee ci hôpital ba dane leen, bu ma kenn wax fu may jaar ak fu ma dul jaar, damay dox dugg fu ma neex, gisal sama bopp di nekk ci hôpital bi. bi muy saafonteek malade yi, mu gis benn machine scannage bu paan, mu daldi laaj directeur hôpital ba lu tax machine bi doxul. directeur ba xamul lu mu koy tontu, di làkk ay daadaa. ci noonu mu dàq ko ca saasa, moom ak ekibam bi yépp, ndax salte gi mu fa gis, jafe-jafe ya ak yorin wu bon wa. mu daldi tabb beneen directeur bu bees, ba pare ne ko délai 3 semaines laa leen may ngeen réparer machine bi ak defaraat lépp li fa nekk ci ay yàqu-yàqu, wala mu dàq leen ñoom tamit. mais ci 3 fan ñu defaraat lépp. délai 3 semaines ñu defar ko ci 3 jours, et pourtant joxu leen benn dërëm. kon lan moo leen ko tere woon a def avant ci jamono yooyu yépp? kon dangeen di gis ni lu mënoon a nekk la, mais li tax defuñu ko woon mooy manque de sérieux ak volonté ak pression ak yaafuusu njiit ya fa nekkoon. photo bii ngeen di gis dafa defoon buzz en 2016. ci photo bi moom président Magufuli la jabaram entré woon ci hôpital boobu, mu demoon doon ko seeti. waa Tanzanie ñépp di ko rafetlu. li waral wàllu santé doxul taga témbe ci suñu réew yi mooy président wala ministre yi ak seen njaboot wala sax ñi leen jege, kenn ci ñoom du fajoo ci suñu hôpital yi. ku ci sa bopp di metti sax nga dem bitim réew. moo tax seen yoon nekkul ci suñu hôpital yi ak suñuy jafe-jafe. moom président John Pombe Magufuli ak njabootam ci hôpital public yi lañu daan dem, lañu daan fajoo comme ñépp. visite surprise boobu mu defoon ci hôpital ba du guléet. da daan faral di def lu ni mel ci bépp bërëbu liggéeyukaay yi fa état ba teg, muy ministère yi, institution yi ak yeneen. képp ku mu fekkul ci sa bureau nga tardé wala nga absenté te amoo benn ngànt, amoo benn lay, mu woolu la, dàq la, teg fa keneen. gannaaw ba ñu ko falee, dafa deflu ab audit. gannaaw audit ba mu dàqlu lu toll ci 9900 fonctionnaires di ay fonctionnaires yoo xamante ni amuñu benn qualification, maanaam fa ñu leen teg ak li tax ñu leen di fay jànguñu ko, mënuñu ko. nguur ga fa nekkoon ñoo leen fa teg ci yaama neex. loolu yépp doon coûter état bu Tanzanie lu toll ci $2 millions par mois. ci wàllu pal ak jël nit ci yaama neex googu, président Magufuli dafa ñëw dakkal ko, mu feeñ ci gouvernement wam ci ay tànneefam. ndaxte ki mu tabb vice présidente Samia Hassan ak ki mu tabb premier ministre kenn xaaru ko woon. duñu ay politiciens yu mag ci biir réew ma, mais ñépp nangul nañu leen seen mën liggéey ak xam-xam. président Magufuli wàññi nombre de ministres yi jëlee ko ci 30 ba 19 ministres, ndaxte dafa jàpp ni yeneen ministères yi des amuñu benn njariñ. mais malheureusement ci suñu réew yi dañuy créer sax ay postes yu amul benn njariñ pour mën a sàcc alalu askan wi wala neexalee ko seeni militant ak seeni mbokk. mu wàññi
tamit salaire am en tant que président jëlee ko ci 15 000 ba 4 000 dollars wàññi tamit salaire ministre yi teg ci tamit ni prime yi ñu leen daan jox dañu koy dakkal ndaxte waruñu di la fay salaire bu baax pour nga liggéeyal sa réew ci xaalisu askan wi ba noppi ñu la ciy tegal ay neexal au moment où ñu bari ci askan wi ñoo ngi dund ci ñàkk gu metti rax ci dolli ñéppay fay taxe ak impôt amul président amul ministre amul député ñépp a ci bokk yam mais yemul foofu président Magufuli tere bépp nit buy liggéey ci biir gouvernement ba tukki bitim réew maanaam kenn ci membre gouvernement bi dootul jël vol génn réew ma pour dem bitim réew ci xaalisu réew ma mu ne lu tax ñuy yónni ay ministre bitim réew te ñu am fa ay nit yu leen fa teewal déjà maanaam ambassadeurs yi bu ñu amee lenn lu ñuy def bitim réew nañu woo ñooñu nga xamante ni ñoo leen fa teewal te ñu leen di fay ci xaalisu état ñu dox li ñu war a dox ci wàllu négociation accord partenariat contrat ak yeneen comme ni ngeen ko xamee ci suñu réew yi ministre yi wala ñiy liggéey ci état ñu bari yàkkamti wu ñu ludul lu ndaw lu ñàkk solo xew ba ñu jël vol dem bitim réew dal ci ay hôtel yu cher yàq xaalis bu dul jeex lépp ci ndodd askan wi loolu moo waral président Magufuli tere bépp voyage international ngir yaxanal xaalisu askan wi mais bu fekkee ni dafa nekk lu mënul ñàkk lu ko jar lool boobaa mën nañoo dem waaye ci autorisation officielle boo xamante ni moom président Magufuli moo koy signé moo koy validé ba noppi wala secrétaire général am ci weeru novembre 2015 55 membres du gouvernement ñoo bëggoon dem voyage ngir teewee ndaje Commonwealth muy mbootaay bi ëmb bépp réew buy làkk anglais mais président Magufuli wàññi leen ba 4 personnes imaginez leen 55 personnes ñoo bëggoon dem mu wàññi leen ba 4 personnes ndaxte xam ngeen ni fii ci Afrique ñiy liggéey ci gouvernement bu ñuy dem voyage dañuy yóbbaale ay nit yu dul jeex ñoo xamante ni wutuñu fa dara jariñuñu fa dara lu dul yokk charge ak yàq xaalis ci loolu mu def président Magufuli économiser na ci 600 millions shillings mooy xaalisu Tanzanie mu daldi tere tamit voyage première classe pour képp kuy liggéey ci gouvernement ba mu des président vice-présidente ak premier ministre maanaam ñuy toog fi ñépp di toog bu ñu demee ba tukki dem bitim réew mënul ñàkk comme ni ko président Thomas Sankara doon waxee buy avion bi di jóg ñéppay jógandoo bu avion bi di wàcc di yegg ñéppay yeggandoo kon première classe ak dernière classe amul solo yàq xaalis képp la donc loolu moo nekkoon philosophie président John Pombe Magufuli. président John Pombe Magufuli tere tamit bépp ndaje ministre comme ay réunion rassemblement séminaire ak yi ni xeetoo ci ay hôtel yu cher ne leen bu ngeen bëggee def ndaje yu ni mel defee leen ko ci seen ministère yi am ngeen fa ay salle de réunion ndax comme ni ngeen ko xamee ñi nekk ci nguur dañuy bëgg bu ñuy def genre ndaje yooyu dañuy dem jël louer bërëb yu cher yàq fa xaalis bu dul jeex ci lekk ak naan ak yeneen yu mën a ñàkk. parlement bu Tanzanie dañoo jëloon comme budget 300 millions shillings pour def benn fête bu ñuy amal chaque année mais Magufuli wàññi xaalis bi ba 25 millions 25 millions lañu mujj dépensé 275 millions yi ci des mu jël ko def ko ci santé bi équipé hôpital yu bari jënd ci ay lal ay matelas ay drap ak yeneen
bu defutoon noonu xaalis boobu yépp lañuy yàq ci yu ñàkk fayda. Mbir yu mel noonu day xew lu bari ci suñu réew yi. Dañuy génne xaalis bu takku pour organiser ay événements, ay fête, ay ndaje yu mën a ñàkk te saa yu ñu ko amalee bu budget bi nekkee 100 millions ci gàttal 10 millions lañu ciy dépensé. 90 millions yi des dañu koy séddoo def ko ci seen compte banque yi. Duñu def mukk lenn ci turu état ba noppi delloo li des. Duñu ko def mukk. Rax ci dolli bi muy dem ci ndaje boobu ci fête boobu ci distance su 600 kilomètres Dar es Salaam ba Dodoma, président Magufuli dane du jël avion oto lay jël teg ci wàññi nit ñi ak cortège bi ko waroon a topp ba ci ñaari oto ngir wàññi frais yi. Président Magufuli wax tamit ingénieur yiy liggéey ci état ba ne leen lu tax ñuy bëgg di dawal ay oto V8 pour dem defi seen liggéey alors que oto pick-up moo gën a jàppandi gën a yomb gën a baax ci seen liggéey en tant que ingénieur. acte yooyu yépp mu doon def ak yeneen yu bari yu ñu waxul tax na ba réewu Tanzanie économiser ay milliards. Askan wi yépp gis ci seen bopp ba ñu mujj tuddee ko the bulldozer. Bulldozer mooy oto bii ngeen di gis. Li waral ñu ko doon woowee mooy li mu xeex màbbal lépp luy corruption, maanaam xeex ger ak dakkal càcc gu metti gi amoon ca réew ma. Ger ak càcc gu metti bu bari ci am réew ci kaw lay tàmbalee. Bu leen ci kenn nax. Bu ñu jiitee jub ñépp jub ànd ak ñoom. Bu ñu dëngee tamit kazalika. bu ma leeree ni su ma defee naka sudul noonu dañu may toroxal ba noppi tëj ma kaso làq ma jant bi boobaa ñépp dinañu commencer changer di jubal ak doxal yoon. Njiit moo war a wane xàll yoon wa askanam di jaar. Li yokk a tax tamit ñu ko daan woowee the bulldozer mooy sànc yu bari yi mu fa taxawal, infrastructure yi mu fa def, defaraat hôpital yi, njàng mi, institution yi, marché yi ak yeneen projet yu bari. Dekkalaat tamit Tanzania Airlines bi nga xamante ni depuis 1997 la gëj a daw. Teg ci defaraat aéroport yi. Loolu yépp waral ba réewu Tanzanie nekkoon réewu Afrique bi ñu gën a visité ci atu 2019. Seen réew dem ba bokk ci réew yi gën a stable économiquement ci Afrique, bokk ci réew yi gën a gaaw développement économique ci àdduna bi. Seen économie daan yokk 6% par année ci jamonoy président Magufuli. Président Thomas Sankara ci ñeent at dongu la changé réewam Burkina Faso complètement. Président John Pombe Magufuli moom tamit 5 ans mu changé réewam Tanzanie complètement sans pour autant ñu wéeru ci tubaab yi. Ci 5 ans dongu président Magufuli réussir na lu bari lu suñu gouvernement yi tëlee ci ay at te boo waxee ñu lay jox comme lay ci état bi ñu fekkoon réew mi patati patata et pourtant ñoo tane woon réew yi ñu leen limal wala sax ñoo leen gënoon fuuf. Mais duñu liggéey dëkkee fowe ak sàcc ak luubal alalu askan wi teg ci ànd ci ak ñàkk jom bëgg nguur bay yootu ay mandat yu dul jeex wala bëgg toog ci nguur à vie. Président John Pombe Magufuli bokkul woon ci nit ñi nga xamante ni dañoo dugg ci politique pour wut alal ci ndodd askan wi. Dafa mës di xool seet ak seetantal lépp lu muy def ba tax na mësul bëgg sax di seq lu bari ak réewu tubaab yi. Mësul dem ci benn réewu tubaab ci diir bi mu nekk président yépp. Li mu yàgg bëgg teg ci di ci dox mooy askanam
am seen indépendance économique mentale fulla fayda jom ak gëm seen bopp saa bu génnaan di wax ak askanam moom ak ay ministram Swahili di seen langue nationale lañu daan làkk sans complexe ngir wane valoriser seen làkk te pourtant presque waa réew ma ñépp dégg nañ làkku anglais ku daan sàmm ay valeur la lépp lu ñu fi tubaab yi indil te mu jàpp ni ay contre valeur la da ko daan xeex ak di ko tere par exemple àndul woon ci planning familial li mu xamle mooy mbir la bu ñu fi tubaab yi indil ay pexe pour ëllëg ci biir mu teg ci ne dem naa Europe ak réew yu bari gis njeexital yi mu fa def réew yu bari tey amuñu main-d'œuvre tey li waral réewu Chine nekk une grande puissance économique dara mayu leen ko ludul njaboot population bu bari mu joxe tamit Nigeria ak Inde ak seen population bu bari comme exemple économique ci jamono yi ñu toll ci jamono pandémique bii di corona ca ndorteel ba da cee teeyoon nekkul woon di copier coller li tubaab yi di def di imposer ay takk masque ay mesures barrières confinement ak couvre-feu yu dul jeex dafa demoon sax ba tere média yi ñuy wax ci lu jëm ci Covid-19 bi pour rekk bañ a yóbbu fitu nit ñi mais bi nga xamante ni dem na ba mu wóor ko ni feebar bi lu am la ñu commencé di gis ay benn cas ci la imposer sol masque mais mu teg ci ni duñu importer benn masque yi waa réew mi di sol waa réew mi ñoo koy defar de même que bi vaccin yi génnee dafa bañ lànk ni kenn du ko dugal ci biir réew ma ndaxte wóoluwul vaccin yi wóoluwul tubaab yi ak seeni pexe pour li jëm ci wàllu boroom ñaari tur yi réglé nañu ko bu yàgg ci seen réew képp ku ñu ci jàpp walla nga nekk di daganal walla défendre boroom ñaari tur yi dinañu la teg daanu fanweeri ati kaso maanaam 30 ans de prison en 2018 président Magufuli jël ay mesures ni képp ku dëkkul ci réew ma di leen campagnal ak di leen défendre dañu lay déporter maanaam génne la ci réew ma président John Pombe Magufuli dafa ñëw defar réewam liggéeyal réewam changer totalement mentalité yi askan wa bëgg ko lool rawatina jeunes yi nekk idole nekk royuwaay ci réew ma ak réew yi dend ak ñoom ñu koy comparer ak seen njiitu réew yi dëkkee sàcc ak yàq xaalis bu dul jeex bu jéggi dayoo ba tax na mu mujj nekk sensation ci réseaux sociaux yi ñu créé sax benn hashtag sur Twitter tuddee ko What would Magufuli do maanaam bu doon Magufuli la nu muy def en 2020 gannaaw bi mandat bi jeexee dañu dem élection askan wa feddiliwaat seen kóolute falaat ko président gën a amaat yaakaar ci moom ak ci réew ma mais ñeenti weer ci kanam gannaaw ñaari semaine yu mu toog kenn déggu ko kenn gisu ko ci guddik 17 mars 2021 ci lañu xamle ni son excellence monsieur le président John Pombe Magufuli génn na àdduna officiellement li ñu wax ni moo ko faat mooy feebaru xol bu yàgg ak moom mais am ñenn ñu jàpp ni coronavirus la mais tamit am ñeneen ñu jàpp ni mbir yi am na leneen lu ci laxasu maanaam dañ ko sàkkal pexe
comme ni ñu ko yàgg defee ak njiitu Afrique yi mësa nekk ay bañkat di sàmm seen intérêt réew. ma leen di laaj ban ngeen ci gëm. En tout cas, son excellence John Pombe Magufuli dem na yóbbaale ay mbébét yu bari à l'âge de 61 ans. Samia Suluhu Hassan nekkoon vice-présidente moo ko wuutu ci bopp nguur ga nekk tey njiitu réewu Tanzanie. lii moo nekkoon seen vidéo ñu leen di jox dig daje ci yeneen vidéo jaa ngeen jëf.